asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Sénégal ak doomi Sénégal fépp fi ngeen mënti nekk ci àddina bi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziara di leen baalaax di ko sàkku ci yéen di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu defal leen jàmm fépp fi ngeen mënti nekk. Mercredi 18 ci weeru mai 2022 waxtu wi may wax ak yéen pratiquement 14 heures jot na maanaam 2 heures ci Sénégal ak li ko wër mbokk yi li tax ma jàkkaarloo ak yéen mooy depuis quelque temps waaye fan yi dafa gën a bëri fee ci frontière Sénégal ak Gambie dafa am xew-xew boo xam ne buñ ci jógulee dana indi fitna bu doy waar coow li lan la dafa am benn góor boo xam ne Serigne Bachir lu tudd Serigne Bachir Seck dem si yàlla moo sancoon benn dëkk bu tudd Kër Modali particularité dëkk boobu mooy dafa nekk à la qu'on appelle à cheval benn partie bi dafa nekk biir Sénégal benn partie bi nekk fële ca Gambie Kër Modali boobu ki nga xam ne moo ko sanc mooy Serigne Bachir Seck Serigne Bachir dafa am ñetti doom yu góor muy Serigne Modou Habib Seck Serigne Cheikh Aliou Seck ak Serigne Ousmane Seck góor góoru yàlla lawul taxoon mu dundal njabootam ci lépp li nga xam ne mooy diine ak i charia waaye yàlla dafa def kenn ki nga xam ne bu fekkee ne ñaari doom yi mooy Serigne Cheikh Aliou Seck ak Serigne Ousmane daf leen daal di yóbbu ñoom ñu dem ci Touba Saloum bu ñu ne Touba Saloum mooy du Nioro fële ca Sénégal keneen ki nga xam ne nag mooy doomam bi tudd Serigne Modou Habib moom la jël mu daal di ko bàyyi fi ñuy wax Kër Modali mais yàlla dafa def ki nga xam ne nag moo nekk Kër Modali kooku dafa ne ci diine dafay dund dañuy wax xaqiqa boobu nag mu kuy dundee depuis ay ati at loolu mësutoon a indi problème gannaaw bi papaam génne àddina moom yàlla def moom muy Serigne Modou Habib mu daal di génn àddina en 2008 bi mu génnee àddina 2008 mu daal di bàyyi dëkk bi nga xam ne mooy doomam muy Mohamed Moustapha Seck bi jamono ji baayam doon làkku ñaar fukki at ak juróom la amoon moo nekk dëkk bi ñuy wax Modali dëkk bi nekk à cheval entre Sénégal ak Gambie waaye ñu bëri nii nañu ñoom lu ñuy dund moo di lépp lu ñu waxoon te mu ki di Mohamed Bachir fekkoon baayam doon ko dund mooy haqiqa waaye la waxoon danaan ndigal ñu tuddal leen ndigal yi waa kër ndigal maanaam dafa mel ni ñu naan waa kër yàlla wala peut-être buñ koy indi ci xajaloo ñu naan ay ibaadu wala yenn ñoom dañ ne lépp lu ñuy def ndigal la ñuy xaar léegi waa ndigal boobu nag ki nga xam ne moo doon ay baayam mooy ñu ma leen wax léegi sëñ Ousmane mi nga xam ne mbokk magu wala rakku baayam la woon ak sëñ Cheikh Aliou Seck ñooñu nga xam ne ñoo dëkkoon Nioro ñu ñëw dellu fi nga xam ne mooy sëñ Modali ñu ni bëggatuñu li nga xam ne mooy ndigal bi ñooñu di dund mooy haqiqa bi nga xam ne ñoo ñu koy dund te wute ak li nga xam ne mooy charia nañu ko dakkal boobu nag indi na ci coow lu bëri ñu bàyyi leen ak kéwloo ngeen mën cee gis quelques images pour ngeen gën a comprendre coow lii lan la. waaw waa ji moo nekk moom moo njëkk caméra par exemple bu leen caméra xanaa lu waa amut saa yow yaa njëkk bi moo njëkk bi mu naan bu leen fi lu waa daa am saay boo ko loolu boo ko tere waaw waa ji moo nekk moom moo njëkk caméra par exemple bu leen caméra xanaa lu waa amut saa yow yaa njëkk bi moo njëkk bi mu naan bu leen fi lu waa daa am saay boo ko loolu boo ko tere léegi ñu bëgg ñu bi seen dëkk gaay di leen daax gis nga mu ngi nii Gambia yëpp laa ko wax gis nga mu ngi nii
Gambien lañ dañoo ñibbi ay Gambien lañ dañoo ñibbi Sénégal dañoo ñibbi ay Gambien lañ dañ bëgg a ñibbi dañ sonn dañ ay Gambien lañ dañ bëgg a ñibbi suñu réew dañ bëgg a ñibbi suñu réew dañ sonn ay Gambien lañ dañ bëgg a ñibbi suñu réew dañ sonn dañ bëgg a ñibbi suñu réew ay Gambien lañ dañ sonn dañ bëgg a ñibbi suñu réew ay Gambien lañ dañ sonn 13 years ñu ko toog biir Sénégal 13 years ñu ko toog biir Sénégal dañ bëgg a ñibbi bi mu nekk dañ sonn 13 years ñu ko toog biir Sénégal 13 years dañ bëgg a ñibbi ay Gambien lañ dañ bëgg a ñibbi 13 years ñu ko toog biir Sénégal dañ sonn dañ bëgg a ñibbi suñu dëkk Gambien lañ dañ ñibbi dañ bëgg a ñibbi depuis seen si jaataay mi yaay jàmm la ñuy daax biir Gambia léegi dañ bëgg a ñibbi dañ sonn dañ bëgg a ñibbi dañ bëgg a ñibbi si taay mi yaay jàmm la ñuy daax biir Gambia. loolu mën nañ ko tuddee diggante Sénégal ak Gambie ñoom ñoo nekk di xeex parce que waa dëkk bi benn dëkk la mais waa Sénégal ñoo ñëw attaqué waa Gambie taal seen dëkk bi lakk dëkk bi yëpp bëgg rey askan bi lii moo ñaaw te yës te waa dëkk bi waa Sénégal Kër Mouhaly Gambie ñoom am nañ njort ne ñoom amuñu yaakaar ne solution dañu ci judd ñoom léegi dañoo bëgg tuxu daw sinon comme gars yi lakk nañ dëkk bi ba mu jeex tàkk ñoom dañ leen di rey yaagoon ci benn solution ñoom état yi ni maanaam gendarmerie Sénégal yaa ngi fi kii militaire yi Gambie yaa ngi fi ñoom dañ jàpp ne ñoom négociation moom la gars yi ñëwee mais ñëwuñ pour régler situation bi pour mu jeex tàkk pour lii dootu fi amati ba ilaa yoomu diini waaye lii a ñaaw te yées te bon lii moo ñaaw te yées te bon te salte lii lii di xoolal dëkk waaye doomu aadama mën nañu wax ne maanaam li ñuy wax terrorisme moo am fii ci Kër Mouhaly ñi takk bomb di dugg ci jumaa yi di rey ay nit lu gën a yées loolu moo xew tey Kër Mouhaly gii nii ñuy wax ni am na Kër Mouhaly Gambie am na Kër Mouhaly Sénégal ñi ngi ne la teg seen ay mbaar xama dañuy añ xamul lu ñu def nit ñaa ngi jàkkaarloo ak ñoom kenn ñamul yegg si ñoom lii bu ñu yor am na fi lii essayé ni ñii comme ñoom acte terrorisme lañ def dañ la war doon fetal dóor leen bomb ñu jeex tak mais essayé di jël ay gendarmerie garé ko ñu bëgg a def ni médiation def négociation loolu la nit ñi xamul mooy lan lii ñaaw te yées waaw mbokk yi lii comme ni ngeen ko gisee ni situation bu doy waar la nit ñi di dund fële ca Modali comme ni ma leen ko waxee benn góor moo sanc dëkk boobu góor gi mu ngi tudd Serigne Bachir am ñetti doom Serigne Modou Habib Seck Serigne Cheikh Aliou Seck ak ki nga xam ne mooy Serigne Ousmane doomam yooyu nee nañu sédd na leen ay dëkk ki nga xam ne mooy Serigne Ousmane ak Serigne Aliou ñoom Touba Saloum lañ dëkk ka ca des mooy Serigne Modou Habib moom la bàyyoon fi ñuy wax Kër Modali góor googu gannaaw bi mu génnee àddina ca 2008 góor googu nag ki nga xam ne mooy Serigne Modou Habib moo indi foofu li ñuy wax xaqiqa nee na moom lay dund contrairement ay frère am yoo xam ne ñoom charia la ñu bëgg a dund xaqiqa boobu ci la amee doomam bu góor muy Serigne Serigne Mouhamad Bachir Seck góor gi mu ngi génn àddina ci 2008 doom ji bi mu ñëwee toog ci xilaafa bi benn at la ci teg ay baayam yu ndaw jóge fële ca Sénégal ca Nioro ñëw ne ko il faut que mu tënku ci li nga xam ne mooy charia li kam mooy na fi jóge bu fekkee ni sénégalais yi am ngeen fàttaliku jamono jooju 2008 2009 Yaya Jammeh His Excellency moo nekkoon président bu Gambia jamono jooju Babili Mansa bu ngeen doon fàttaliku tere woon na sax ku fa julli woon ñaari korité wala ñaari tabaski doon sax ba tëkku ñenn ñi nga xam ne bëggoon nañu def yenn pratique religieuse yoo xam ne bokkul ak moom ni mu gisee menacé leen tëj kaso wala génne leen ca réew ma 2009 boobu bi nga xam ne ñaari sekkee ni ñaari sëriñ si mooy sëriñ Cheikh Aliou Seck ak sëriñ Ousmane ñëw nañu ak seen mbooloo pour woo seen doom jooju di nga xam ne mooy Bachir Mouhamad Bachir pour que mu tënku li nga xam ne mooy charia te moom mu bëgg a continuer la baayam doon def ñu daal leen attaqué moom ak ay taalibeem jamono jooju Mouhamad Bachir moom nee nañu mu ngi tëju woon xalwa ci parti sénégalaise yi parce que Kër Modali comme ni ma leen ko waxee dafa nekk sur la comment on appelle à cheval entre frontière Sénégal ak frontière Gambie donc jamono jooju ki nga xam ne mooy Mouhamad Bachir mu ngi leen tëju Sénégal ñi nga xam ne mooy njabootam nekkoon fële ca Gambie lu mot ñeenti fukki kër ñu daal di leen dàq biir Gambie génne leen ñu daw si ñoo gàddaay parti Kër Modali bi nga xam ne Sénégal la féete
2009 ba tey muy fukki at ak ñett muy 13 ans moom ngeen di dégg xale góor yi di wax ci vidéo bi ñun ay Gambien lañu dañoo bëgg ñibbi suñu dëkk parce que 13 years ñu ngi gàddaay mooy 13 ans fukki at ak ñett ñoo xam ne imposé nañ leen ñu exilé ko ñoo toog Sénégal loolu la ñu wax ni doy na dañu bëgg ñibbi Sénégal ñibbi fële nga xam ne mooy Gambie parce que moo doon seen dëkk ñi nga xam ne seeni sëriñ seeni mbokk papa yi sëriñ ñoo ñu jëlee leen fa par force dàq leen ba ñu ñëw gàddaay Sénégal nee na ñoom léegi dañuy ñibbi te fi ñuy ñibbi mooy seen kër ñu ci bare citoyen gambien lañu fu lu ñu judd am fa këyit mais gis ngeen depuis jamono Yaya Jammeh bi Yaya Jammeh demee ki nga xam ne mooy ko remplacé muy président Adama Barrow jéemul régler situation bi ba depuis Adama Barrow nekk fa ba léegi tout le temps ay jàppante yu metti mooy am parce que ñi nga xam ne dañ leen gàddaay par force dañ leen exiler par force dañ naan dañuy ñibbi seen kër ñi nga xam ne ñoo jël remplacer leen seen kër yi ne du ngeen fi dugg ba ay gaañoonte ay lakk kër ay tojante bopp ak lu ne dafay am bu fekkee ne côté sénégalais tout le temps police mooy intervenir wala li nga xam ne mooy gendarmerie ak parfois li nga xam ne mooy comme barki démb jàppante bu metti amoon na fa ñi nga xam ne mooy ba ci service eaux et forêts bu Sénégal préfecture ak ñëpp mujj nañu wàcce pour éviter reyante bu metti nekk sa côté gambien saa yu coow bu ndaw amee bu ñu wooyee rek ay détachement militaire gambien ñooy daal di wàcc si foofu nit ñi jàppante léegi nag jàppante bi bëri na sénégalais yu bëri autorité sénégalaises yi yëg nañ ko mais dañu foog ni problème mu frontière la entre Sénégal ak Gambie déedéet du problème mu frontière entre Sénégal ak Gambie ay doomu Gambie ñoo am problème jël une partie de ay doomu Gambie génne leen parce que ñooñu dañuy woote ñoom nee nañu benn diine boo xam ne bokkul ak ñoom seen gis-gis ci diine parce que ñoom ki nga xam ne mooy bàyyu sëñ Mouhamad Bachir te ma waxoon leen léegi moo fa indi aqiqa bu nuy wax dafay mel ni Sénégal boo doon wax ni mouvement yàlla yàlla yi parce que moom mi nga xam ne mooy sëñ Modou Habib contrairement ay frère am ñi nga xam ne ñoom charia la ñuy dund charia la ñuy doxal moom nee na dafay dund diine dafay gëm ni yàlla am na waaye li muy dundal bokkul ak ay frère am mooy aqiqa tax na loo wax mu ne ndigal tax na lépp lu muy def nee na ndigal la ci xaar lu mu amul ndigal ci boromam du ko def maanaam tey nee nañ ma sax ay chauffeur bu ñu ñëwoon wala ay nit ñëw pour mu ñaanal leen daf leen naan damay xaar ba yàlla jox ma ndigal bu ko suñu borom joxee ndigal boobu mu daal di mën a ñaanal nit ñooñu ne am naa ndigal pour ma ñaanal leen wala am naa ndigal pour def lii ñu tuddee leen ndigal yi ndigal yooyu nag la ñu génnee seen dëkk mu mat fukki at ak ñett tey xale yooyu la plupart màggee nañu à l'exil màggee nañu sori seen dëkk ñooñu ñoo ànd tey ak ñenn mag ñoo xam ne ñoom bëgg nañu dellu seen réew ñu ne par force daanu dellu seen dëkk indi na fa ay problèmes yu bari dóorante yi am na fa gorante am na fa xeex am na fa taalante ay kër am na fa saa su ne force de l'ordre bu gambien dañuy détachement militaire gambien moom ngeen gis noonu ci image ngeen xam ne suma technicien bi won na leen dañuy débarquer wàcc ci dem foofu pour la première fois encore gis nañu barki démb ci image yi nga xam ne Kéwoulo yor na ko gendarmerie sénégalaise débarqué na foofu ñuy alerter opinion nationale ak opinion internationale surtout alerter ki nga xam ne mooy le président Macky Sall en sa qualité de frère du président Adama Barrow waaye it comme moo nekk président de l'Union africaine ñu jéem a xool nu ñu régler problème bi parce que loo xam ne fukket ak ñett bés bu ne ñu ngi koy bàyyi mu ne tey ñi nga xam ne génne nañ leen seen dëkk gàddaay nañ leen par force ñooñu décidé nañu déterminé nañu ne dañuy ñibbi seen dëkk ñuy fàttali encore loo xam ne droit fondamental bu doomi aadama la même bu fekkee ne doomi aadama génn na dem gàddaay fu ko neex bés bu ko neexee mu dafay ñibbi si dëkkam kenn mënu ci dara donc à plus forte raison jàpp doomu réew génnee ko ne da nga koy gàddaay li nga xam ne nag mooy cour ak tribunaux yu Gambie surtout tout dernièrement mooy TRRC muy tribunal bi nga xam ne teg nañ ko fa gannaaw bi Yaya Jammeh daanoo tribunal ba wax nañu ñi nga xam ne mooy sekkeen yi mooy famille sekk bi nga xam ne ñoom ñoo génne seen doom jooju ak ay taalibeem ak ay mbokkam wax nañ leen dañu war a conformer wu ci loi bàyyi leen ñooñu ñu ñibbi seen dëkk mais gis nga ko ba tey kenn nangul appliquer loi boobu te mu ngi indi nag fitna yu méttee te nag fitna bi buñ ci jógul amaana suba leneen dugg ci ba mu indiwaat ay fitna yoo xam ne kenn mënu ko maîtriser moo taxoon Kéwoulo ne
woon dafay taxaw seetlu ci loolu alerter opinion nationale ak internationale plus de 40 familles génne nañ leen depuis ci 2009 lañ leen génnee fële nga xam ne ci Gambie ñu gàddaaye leen par force ñu nekk Sénégal 13 years mooy fukki at ak ñett ñoom ne na ren doy na il faut que ñu ñibbi seen dëkk di Gambie gouvernement Sénégal ñu ci bare parce que autorités yi boo waxee ñu ne problème mu frontière la déedéet du frontière problème mu diine la problème mu gëm-gëm la nit ak gëm-gëmam tax na waxtu wii may wax ak yéen am na ñu ci bare ñu leen ndigali ñoo xam ne ñi dóor nañ leen ñi toj nañu seen i oto ñi yàq nañ seen i bien taal seen i kër parce que tout simplement ñoom nee nañu lépp lu ñuy xaar dañuy xaar suñu ndigalu borom tandis que ñu leen nee nañu ndigal borom bi wàcc na ba pare parce que lépp mu ngi tënku ci charia mbokk yi ñuy seetaan ci Kéwoulo lii mooy lii ñu bëgg leen jox alerte wax ni kenn ku ne nga jël ses responsabilités mais nañu jóg fay fitna bi balaa moo ëpp loxo jërëjëf ñu ngi leen di jox di daje ci kanam léegi incha allah jërëjëf.